da ngeen di jóg taxaw tem. yëpp saa su ne da ngaa war a nit da nga war a taxaw tem pour aar sa dëkk aar sa aada mais xool suñu aada yi ni ñu koy reyee am na kër yoo xam da nga fay dugg duñu bëgg a wax wolof. boo leen waxee lii loolu lañ ci jublu ñu ne waaw avenir xale bi waaw dafa war a kii bu ko defee mu mën a gaaw dégg français bu ko defee mën a gaaw am bac à 18 ans ma ne yéen di ngeen di jiitu yàlla. wala tubaab yi yàlla daf leen ne kii da ngeen fexe da ngeen ko tarbiya da ngeen ko jàngal alxuraan mu xam ma balaa xam kenn dama xam. xale yi xam yàlla dëgg ñu tarbiya leen nekk Maroc mel ni ñooñu xale yi ñuy tarbiya ñu xam yàlla dina jamee exception nag ñoo xam ne mën nañ ci génn xeet mais ñi xam yàlla ñu tarbiya leen dëgg. mais boo leen fekkee France seen États-Unis kër du ñu changé. muy dëgg. loolu mënul ñàkk ci xale bi dañ ko war a xamal yàlla balaa ñu koo xamal dara. te loolu parents yi ñoo ci war a jël seen responsable boo amee sa doom mu juddu bu commencé 5 ans 6 ans na nga fexe ñu yóbbu ko ñu jàng alxuraan def ci moom ay jikko soxla wu ko benn entre 2 ans 3 ans nii rek. mun nañ ci def ci moom loo xam ni day sax ci dënn bi. te muy dëgg. ñu yar ko ci ñi tarbiya lislaam ak diine boo ko dugalee école nii da ngay gis day jàll te day ñite day yaru day ñite day. te muy dëgg. fu mu toog di jàng alxuraan mu fekk la sa biir bàmmeel suñu borom rusee la ko ñu bëri ñu ngi dem àjjana dugal àjjana seen borom seen doom la ko rusee. ndax am na xisa bu mag bu jur siiw ndax Sëñ Tuubaa am na xale boo xam ne dafa newoon ci moom. xale bi dafa doon mokkal ay xasida ba bokk na ci yi mu mokkal mooy midaay. mokkal midaay bi loolu amee xale bi nekk ci moom nag mais nag xale bi yaay ji Jurbel foofu dafa newoon di taxawaal. yaa ngi dégg. yaayam dafa doon jigéen joo xam ne daal ndeysaan yàlla da ko nattoon loolu di taxawaal. bi loolu amee ba waajur bi jigéen bi làq bi ñu làq ko xam nga nit ñi dañuy gaaw a mën a gaaw nettali bi ñu ñëwee di ko nettali sëñ bi di ko tàggi si. ñu ngi accentuer di ko xamal ni xale bi de yaayam jooju ñu doon wax ni ñi nangam parce que sëñ bi daal nga dégg ay yëngu. dafa moo ci jóge daal. sëñ bi ne daal di leen ne nañ ko gaaw lu mu gaaw defar gaaw denc ko ba mu leen waxee loolu affaire bi jaaxal gaa yi. ñu xaw a ñoom ñaaw njott daal. di topp ni leen sëñ bi joxe instruction boobu ñu ciy xaw a ñaaw njott. dëgg la. ñu daal di gaawantu defar ko ñoom comme ni leen ko sëñ bi digalee daal di ko yóbbu ci almeeri foofu Jurbel denc ko. ba ñuy dellu si ba ñëw ni denc sëñ bi ne denc ngeen ko ñu neen waaw suñu neen waaw ndax bi muy làqoo suñu borom daf ma xamal ni malaaka yi dañ koo yàqamti ngir li doomam makkal xasida mi daal. askay. gis nga loolu de. kon nag ku am sa doom na nga fexe xiir ko ci lu baax na xamoo lu baax loolu. lu muy jural. boo demee ba dëgg moom kenn mun cee mucc. jógee école ba ci alxuraan ba la ñuy jubali. sama loolu. am na ci benn xisa boo xam ne ndeysaan xale bi da doon ñëw ci sëriñ bi. di ko gis sëriñ bi rek sopp ko di ñëw ci moom waaye bàyyi ji du woon murit te boobu tamit umpale na sëñ bi umpale na gi mi doon dëkk. léegi bu xale bi ñëwee nekk kër sëñ bi rek day ñëw daal di ko jël si léegi bu bëggee dem bu xale bi bëggee bay sëñ bi na ko lakk topp ci. toppal sa baay te dem mu ne ko déedéet donc suñu borom moo wax ni da ngeen xam ni yéen ñi ma bind. seen waajur yi daa leen jaale ñuy seen kilifa yi njëkk ci kaw suuf. xale bi daal di dem bu demee toog nam ma sëñ bi ak jëmm ji jotaay bi rek daal di fëxaat te ñëw bàyyi ji ñëwaat jël si noonu la nekkee woon ak sëñ bi ba bis rek waajur bu góor bi jóge fi. bi mu fi jógee xale bi ni nga bañ ko defaree ba denc waajur bu góor xaaru ba njaal bi sax. est-ce que. noonu la fexee rek wut si sëñ bi ñëw te tàgg si ko tàgg xam ko tàggee nee nañ tisbaar la fa njëkk judd. bon waxtu julli bi jotee ñu ne di àll diw ñu ne ko na nott. waaw nga bi mu noddee ba daane li xamul ne mais nott da ko nott la bi mu noddee ba daane. sëñ bi da ko wóolu bu mu ñëw na ko xamal nañ ni jéggal nañ sa baay ba nga noddee ba daane liñ ko jéggal ndax li mu doon dox diggante ak moom suñu borom da ko ci naroon sanction waaye bi mu noddee bi sëñ bi nodd loolee rek te liñ ko jéggal
muy dëgg. moo tax xale yi nañ leen di yar àdduna dafa gaaw dund bi dafa gaaw sa doom nga xam ñi jigéen ñi nekk ci kër yi di sëy nañ ko yombal seen jëkkër yi. muy na dëgg jafe-jafe yi lu ci ëpp ci jigéen ñi lay jóge. muy dëgg. jigéen ñi lay jóge ndax jigéen li ci bëri day wujjeeg suñu borom. jigéen day wujjeeg suñu borom moo tax suñu may jaxate naan na ngeen xam ni jigéen de wujju sëriñ bi la bu sëriñ bi laajee dafay laaj mooy bu ñu ko bëgg a métaphore la c'est-à-dire bëgg wax ni nit góor bu la yàlla soxlaa jigéen day ñëw bëgg a dox si diggante loolu moom chaque jour moo tax mu woowee ko wujju moo tax mu ne wujju sëriñ bi la waaw wujju yàlla la xam nga léegi te loolu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci buum yi dañ koy bàyyi xel yombalal seen jëkkër ay di wax naan damay namm sama doom ak yooyu taxawul ndax sa doom dana tolli boo xam ne tey Assane yow yaa ngi fii maa ngi fii sori nañ suñuy waajur. waaye nag la ñu defoon ci ñun rek moo ñuy topp. muy dëgg. am na ñoo xam ne tey États-Unis fii ñu ngi ci kaso bi parce que lañ leen yaree woon. est-ce que loolu kay maa ci xam dara ku nekk rek loolu nga xam ni dañuy defoon ci yow day jeexital ci yow. nit ki la nga naan am naa ci benn waay ba léegi nii dama koy yónnee xaalis te lenn dong nga tax ma koy yónnee xaalis parce que xam nga gëm gi ma gëm maam Cheikh Ibrahima Fall rek gëm Serigne Touba mais kon du ma ko yónnee dara. biñ nekkee foofu lu nekk la daal daan saaga ay waajuram ak lépp faale wuñ ma def ma ne ko est-ce que daa nga jàmbat sa waay sa waa kër moom boo leen defalul dara xam nga li ma la wax bu am pour di jàmbat baa ngay kii. xam nga mu ne ma non Sénégal xam nga dañu dem ba nga xamante ni man xam nga commencé daal xam nga rek gars yi bu ñu nekkee fii dem ba perte. yoratuñu dara xam nga ba pare nag mu wëlbatiku. saalit goo xamante ni sa waay man dama mujj su ma ko xoolee bu ñu toogee jataay nii sax xam nga bi may avant may ñëw moom lañ doon woowee Sénégal ma ñëw bu ñu nee Sénégal man damay tourné xam nga gars yi di ma woowee Sénégal tamit. mais mujj gi dama ne leen non my name is Assane yaa doon need to say Sénégal non moo Assane laa tudd xam nga wax leen turam wax sama tur but I don't wanna hear non Sénégal parce que xam nga mën na génn ci kaso bi dem ma génn ci kaso bi dem xam nga ñu ne Sénégal nit ñi dafa ne xam nga Assane la comprendre nga te du Assane te maanaam la mu doon def sa waay bugguma ko wax sax ci caméra nit ñi di ko xam nga maar détaillé mais yow naa la bàyyi nga dallu ma jokko waaw parce que am nañ ci tamit dañuy kii rek na gars yi dem jëri ji seen carte yi. xam ni Sénégal. fi ñu toll. ñu xeexu souveraineté du xeexu teg fi nangam wala nangam. dañu jëm ci fexe dindi fi lii fi nekk. ba pare toog waxtaan. ndax lépp loo gis si àdduna mu dem dañoo toog waxtaanee. dëgg la. naxa bi mënatul continuer il faut nit ñi toog. Sénégal ci Sénégalam yëpp. bu ñu beddi kenn. ñu toog ñu xoolaat suñuy loi xoolaat suñu constitution xoolaat suñu nu ñuy defaree suñu dëkk bu ñu ko waxtaanee ba ñëpp ànd si. ñu dem jox ko peuple bi mu wote ko bu ko wotee nag. bu ko kenn képp ku ko jalgati nañ dal ci kaw ndax yaa da bañ koy waxtaanee fekkee nga ko. dëgg la. dara ump la ci. dëgg la. voilà bu ñu demee ba waxtaan dara ba tënk ko ne léegi fii lañ bëgg jaar pour suñu dëkk. ñu fexe matal ko te li ci njëkk mooy fekk fu amul dara ñu def fa dara mooy li Sëñ Tuubaa système boobu la andi nit ñi nag dañuy jàpp ni Sëñ Tuubaa ay benn groupe Sëñ Tuubaa c'est un patrimoine mondial Sëñ Tuubaa du pour Sénégal rek. mais yow c'est ba xam nga gars yi dañoo toog Sénégal boo waxee ñu ne Serigne Touba ma ne leen Serigne Touba bi muy dem ci géej gi. you know maam Cheikh Ibrahima Fall taxaw ne day naan géej gi daf na ko déet Cheikh Ibrahima bul naan géej gi bàyyi ma dem liggéey jaam mi jëriñu mu dem ñëw xam nga ne maam Thierno man Ahmadou Bamba liggéey naa ñibbisi naa jaam ñi danañ jëriñu yaa ngi dégg li ma la jaam ñooñu du woon Sénégal kese jaam yooyu du woon Sénégal kese mais dañ ciy sax teg suñu bët suñu bët bu taxawee wax ni waa ji tasoon jàkkam bi Gabon jàkkam bu boo mu fa defoon. waa ji ñëw tasaare ko ba mu tubaab bi ko tasaare mu jàppante seeg Yéli Fall moomu ñuy wax. ba Yéli moomu ñëwaat fekk ko Jurbel mu tabax fa juma mu xamal ko ni ba nga waaj a tasee ba ngay xuloo moom parce que suba ngeen tisbaar ba tàkkusaan ngeen di xulu. nee na waa ji boobu xamal suñu borom xamal ma ne ma bés boo ñibbee Sénégal da nga fa tabax ñaari juma.
est-ce que. si loolu dañ ko jëfee jumaay Jurbel ak jumaay Tuuba. loolu nag teg nañ ci suñu bët. bu doon teguñu suñu bët sax ñu ne mais moom lu ñu mos a wax teg nañ ci suñu bët kon nag suñu waxee ni fii ngeen di jaar pour mën a am tey ak ëllëg ñu war koo mën a gëm. américains yi sax war koo mën a gëm. man de gëm naa ko ndax américains yi di doxee américains yi nii ñuy doxee mooy li sëriñ bi mu andi rek. mooy li sëriñ Tuubaa indi woon gëm naa ko de mi ngi nii de. américains yi yërëm nañ xale. Mbacco gis nga kayit gi yërëm nañ ko yar jigéen. kayit gi gis nga ko naa la bàyyi maa ngi yow moom. baax na jërë yow moom waajal dégg nga waajal parce que il faut nga ñëw toog fii ñu jàkkaarloo caméra bi maa ngi yow kese ñu jëmale ko xam nga bu kenn xamul parce que il faut ñu wax pour Sénégal moom ba yóbbu nga waaj. baax na jërë ngeen jëf. jaajëf Baye Fall jaajëf te Sénégal Mbacco namm naa la xaaral ma tegal leen tuuti musique xam nga Wally Seck Baye Fallu Serigne Touba yi comme moom góor jigéen lañ koy woowee Sénégal te man Baye Fall la ci man maam Cheikh Ibrahima Fall ay sagar la doon sol xam nga moom bu ko yàlla dimbalee mu am lu mu jënde ay yére nag di ko sol moom yére bu mu mënti sol dérangé wu ma Wally solo lu la neex. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Alboury ñu ngi ziar. maa ngi leen di ziar sànq li nga wax dafa am important parce que dëkk dafa war a am loi. loi dafa bokk ci réew. te Sénégalais yi dañu war di respecter loi. mais je crois que lan moo tax duñu respecter loi yi à cause de la corruption. xam nga réew moom foo dem yàlla corruption. lépp lu ñu aayee nit dana ko def bu coow amee mu neexalaate. donc autorité yi dañu war a jóg seen bopp parce que dëkk fu amul loi day am désordre. damay dëgg. day am du baax ku deful loo warul def dañ la war a teg ci yoon. mais loolu sunu kilifa yi dañ ci war a ànd muy sëriñ si muy doomu président yi muy les ministres seen doom yi des fois dañuy nekk biir Ndakaaru def lu leen neex. damay dëgg. lu leen neex yor oto di ko dawal du mu la neexee. ils font tout ce qu'ils veulent li nga xam ne loi bi da koy aaye dañ koy def même sénégalais yi dañ naan kii doomu kii la parce que moo tax muy def loolu. am naa suma benn doguma la mais am naa suma benn xarit boo xamante ni rakkam mi ngi ci kaso bi ba léegi xamante bi mu nekkee ci kaso beeg léegi presque def na 5 ans te li problème bi mu am mooy ay problème mu xar dong la sàcc. yaa ngi dégg xam nga li ma wax ba léegi nii gisul avocat gisul dara mi ngi ci kaso bi te léegi mu def presque 5 ans ay xar dong la sàcc te ñi sàcc ay milliards ñi ngi am ay liberté provisoire di dox ci mbedd mi. donc loolu moom dama ci bëgg gouvernement bi jóg ci. ki newaat di ziar naa partagé leen vidéo yi di waxtaan ci dañ ko war a respecté boo gisee Ndakaaru même fi nga xam ne les piétons fi ñuy dox dañ ko fa jël lalal xal ko di ko di fa jaay. marchand nit ñi sax amuñu fu ñu dox. marché yi dañu def leen neex. personne ne respecte rien même les piétons pour nga traverser duñ la may. donc réew ma il faut que nit ñi dëkk dafay am loi yow Amérique boobu nga nekk. loi mooy tax dëkk bi di dox. oh yeah. nit ñi il faut ñuy ragal am lu ñu ragal te li ñuy ragal ñëpp ko war a bàyyi. amul yow sa doom mooy lii wala lee. donc loolu il faut que ñu vraiment ñu voté ko assemblée ku def loo warul def. ñu tag la ci yoon. ñaareel bi ma bëgg a wax xam nga nit bu fekkee ne da nga kii quoi comment ça si tu as faim. boo xiifee. xiif sa xel du nàcc. nit ku xiif lan ngay xalaat suba lu ma lekk. lekk rek ngay xalaat du dem fenn. du dem ci lenn. donc loolu dafa bokk ci aussi réew mi moo tax la population du ñu xalaat. parce que nit ki boo amul loo lekk di xalaat suba lu may lekk sa xel du nàcc boy moo tax développement lekk daf ci war a lekk gi dafa war a doy. dëgg la. bay mi dañ ko war a nit ñi dañu war a bay lu
doy. muy dëgg nit ñi am lu ñu lekk mais doo bàyyi ay chinois ñoo leen di loué ay sunu ay kii tool. ñuy bay di yóbbu seen réew te ñun suñu réew dañuy amul lu ñu lekk. loolu yoon waaw te bu ñu bayee li ci gën a garaaw mooy bu ñu bayee li gën a baax dañ koy yóbbu seeni réew li bon ñu indil ñu ko Castor wala marché Tilène wala marché yoo xam nga. voilà donc waruñu loué sunu ay sunu réew ay chinois. ñuy bay foofu di ko yóbbu seen réew napp nañu sunu kaa géej gi ba géej gi amatul jën. boo gisee Mauritanie toujours di ñu am ay problème avec les pêcheurs sénégalais. parce que Sénégal géej gi amatul jën. muy dëgg. parce que ñoom ñoo dem loué chinois yi benn kayit ñu fay napp donc et puis ñooñu dañu am ay yoruñu ay gaal. ay machine lañ yor. ay machine ay ordinateur bi daf leen di wan fan la jën yi nekk. ñu aspiré lépp dem seen yoon. donc il faut que état wu Sénégal commence protéger population bi nit ñi am lu ñu lekk parce que nit ñi buñ doon lekk bu suur seen xel du nàcca. même école yi sax xale yi dañuy dem jàngi mais la ñuy jàngoo duñ ko xam. wallaahi. donc développement dafa bokk ci lekk gu doy école yi baax. hôpital yi foofu la ñu war a commencé buñ bëggee suñu réew mi baax. te muy dëgg. boo gisee aussi quoi corruption bi lu ñu aaye boo ñëwee jox ko 100 000 mu jël ko parce que yoruñu dara. donc il faut que. seeni salaire matul. parce que bu fekkee ne ñi ci gouvernement bi di fayee ko ay 15 ba 50 millions. xam nga li ma la. ñooñu dañoo war a wàññi seen salaire. thank you. dañ ko war a wàññi oto yi ñu yor dafa cher boo gisoon cortège bu la rombé da nga naan non loolu amul sax fii te Suisse noo leen gën a riche foofu. mais nombre de députés Sénégal yi dafa dépassé sax nombre de députés yi nekk Amérique 52 états. voilà ça c'est trop. 52 états ñun ñaata député la ñu am. presque ëpp na 300 xaw ma 400. mais j'ai dit que il faut que ñu réduire ministres yu ko bari yooyu seen ministres yu bari y en a trop. oh yeah dañ ko réduire. mais Macky Sall loolu la waxoon bi mu ñëwee. bi muy ñëw loolu la wax bi mu ñëwee daf ko gën a yokkaat. doomu bàjjanam yi doomu nijaayam yi xam nga ñi ko jàppale woon bi muy ñëw ay woykat ay ndawtal xam nga ay fekkee ma ci boole xam nga groupe yooyu yëpp ku nekk da nga am poste. xam nga Sénégal mi ngi noonu. donc am na aussi benn point Ndakaaru dafa salte. trop salte trop. am nga waxal ca kaw. mairie bi ñu wax mais man Dakar la ma fa gis dafa salte. Dakar xoolal Dakar ba mu daj. Dakar ba mu daj. Dakar ba mu daj. Dakar ba mu daj. waaw. Dakar ba mu daj. wóor na Serigne Touba. place bi ñuy sotti mbalit mi fii dëkk bi ma nekk ah. waaw. wallahi billahi moo gën a set Dakar ba mu daj. place bi ñuy sotti mbalit mi laa la wax de Amérique fii. moo gën a set Dakar ba mu daj. dëgg la oto mbalit sax amul na ay sareet mooy jël si yenn mbalit yi. ñu gis nga ba pare ñu wax seen mairie bi mais mairie bi lan la fay liggéey loolu laa gisul man am na yenn koñ dafa la dëngam on ne voit rien. yëpp. ah mais donc mairie du pour rek jël kii quoi terrain yi di ko jaay. loolu rek lañ fa def lañ fa nekkee terrain bu ñu gis yi jaay ko. xool demal Mbëbës Malika demal fañ daan tuur mbalit mi nga xool dagg nañ terrain yëpp jaay ko. voilà c'est ça. léegi fi ñu doon tuur mbalit mi sax dañ ko gars yi dañ ko bëgg a jaay maire bi ci lay xeex temps yi yëpp ne non du ci dal parce que gars yi dañ ñëw commencé di pousse suuf si xam nga di ko suul pour def fa xam nga seen miir yooyu mu ne leen du ci dal temps yi yëpp loolu la ñuy xeex temps yi yëpp. parce que su ma mag jigéen wax la sànq ci affaire xaw ma kii bi quoi train bi. xaalis boobu mënoon nañ ci def benn kii ko projet pour ndox mi xam nga kii quoi géej gi mën nañ ko filtrer. di ko utiliser mën nañ ko def. parce que il faut avoir une vision de développement parce que da ngay xool lii dëkk bi soxla nga taxaw ci. ba noppi door a wax ay train yooyu ak seen
sport boobu man daal je ne comprends pas la façon qu'il gouverne man xawma ko billahi wallahi daf ma maa ngi yow a yem parce que dañuy jël la nga xam ne nit ñi dañ ko soxla dañ ko ittewoo ñu bàkko fa den dañuy tabax ay affaires yu nga xam ne kenn amu ci soxla sax use bariwul yëpp train buy dem aéroport train buy dem ci aéroport lay jógee dem xawma biir Dakar de village waaye am raay ñu war ko defar mais bu dee exploité ay affaire ñu def fa raay bi xam nga fële Tivaouane wan am na luñ fay exploité mais dañoo defar raay bi ce sont des Canadiens dañoo defar raay bi léegi bagages yi dafay jóge foofu dem directement Dakar ñu embarqué ci seen ci bateau yi yóbbu ko mais man dama jaaxal quoi yooyu yëpp waa dëkk bi xamuñu ko léegi man loolu bi ma ko gisee yàgg na. yëpp mooy zircon bi ñu gars yi di jël di yóbbu. voilà kooku man maa ko gis ñu koy exploité toxal waa village bi nangu seen tool yi kooku c'est la vérité. yëpp. man suma benn cousin foofu dëkk ma ne ko mais fii lan la fi gars yi di def. ay milliards moo fexe ba wax ma ni loolu lañ fay def te amul kenn ku fay joobee ci waa dëkk bi. ay milliards nag ñoo fay génn yoo xamante ni yëkkati nañ. voilà kër yi c'est ça donc le gouvernement ne dit pas la population la vérité. duñu wax dëgg. moo tax ma dellusiwaat ne nit ki bu fekkee da ngaa xiif sa xel du nàcc doo xam lu xew. oui dëgg. donc il faut que sénégalais yi xam ne ñoom ñoo leen fa teg ñoo leen di fay chaque weer. bu ñu mënul liggéeyal dëkk bi taxaw ci problème mu dëkk bi. ñu dem seen yoon. ñu jëlee leen fa. mais il ne protège pas la population. même dans la restauration da ngay gis ay sénégalais yuy liggéey pour ay naar amuñu sax contrat. on les exploité dañ leen di maltraité. mais c'est honte et ça fait très mal. only in Sénégal only in Sénégal. waaw Sénégal rek ngay gis loolu dëkk boo xamante ni dañ faa juddoo say ndey say baay juddoo fa lépp ñu la fay néewal doole. waaw donc man ak yow lii ñuy wax. dëgg rek la. te yàlla la dëgg rek la bëgg waxuñu lii pour indi ay wax wala ay tool li ñu wax nañ ko xoolaat nañ ko analyser. xool est-ce que bi ñu wax dëgg la wala dëgg. population bi xam nañ ko. xam lan mooy dëgg ak lu dul dëgg. xam nañu lii ñuy wax loolu moo am réew ma. moo fa am. donc nit ñi dañoo sonn sénégalais dañoo sonn. war nañu vraiment gouvernement bi jóg liggéey te bàyyi seen wax ju bari ci. te di nax population bi dañoo sonn. muy dëgg. bu fekkee dañoo gëm yàlla. gëm yonent bi. dañu war def luy dëgg. billahi wallahi Sénégal nit ñi doxalee du yoon. du yoon de. waar ko ci kaw. waaw kooku moom ba pare jël pauvres yi. bàyyi leen ci banlieue bi y a rien. moo tax mu am agression ak bëre bi loolu moo tax ñoom ñëpp ñu dem defi jigéen bëre bi sax dafay yàq réew moom parce que bëre normalement dañ ko waroon def benn loi ku am DFM après mën nga dem def ki ko bëre parce que boo demee waaw il faut nga am DFM mën a bind mën a lire au moins nga mën tuuti. fii Amérique sport bu mu mënti doon nekkal ki gën a xarañ ci sport bi waaye. you can be the best nekkal ki ci gën a xarañ. yaa boo jàngul nobody gën a NBA beeg yëpp ci yam boo même booy sénégalais yi góor gi Dieng bi muy jógee Sénégal di ñëw fii xam nga li ma la wax kenn dàq koo basket waaye mais dañ ko delloo école dañ ne ko demal jàngi balaa ngay dugg ci NBA bi xam nga da ngay dem jàngi. c'est ça. parce que loolu dafay yokk criminalité parce que boo demee depuis làmb doxul après tu fais quoi. yëpp nga yor sa doole agression ngay dem defi. agression ngay def mais kooku dañ ko war a régler voté ko assemblée sport boobu c'est un sport national. ñoo ko moom mais dañ ko war a développé maanaam defaraat ko ba mu baax parce que ñëpp ko bëgg def te day yàq réew mi.
donc ce n'est pas question. ba pare li ñu ci war a changer lamb moom tey bu ma nekkoon Sénégal nekk président wala dara même lamb ji ni mu demee noonu règlement lamb li ci war a changer dafa bari. gis nga ni box demee noonu la lamb war a demee mbër yi dañu war a bari. dañu bëre dafa yomb ñëw taxaw ci lamb àdduna bi askan bi ñëw werante lamb ay presque fukki weer. xam nga li ma la wax nga ñëw ci làmb ji taxaw mbër mi taxaw rek yenn saa yi nga xaw a wëlbatiku sax mu daanu stade bi tas ba pare nit ñëpp màbbandoo sécurité amatul. xam nga ba pare bu ñuy dugg ci stade bi. thank you ba pare bu ñuy dugg ci stade bi kenn du leen visiter bu ñuy génnee ci stade bi di dem amul benn sécurité comprendre nga li ma la. ba pare mbër yi ci seen bopp xam nga li ma la. ñoom tamit amuñu benn sécurité kenn sécurité même fecckat yi Sénégal amuñu benn assurance kenn garanti wu leen dara xam nga amuñ soxla fii pour nga nekk professionnel fecc da nga war a dem am licence pour nga nekk xam nga yu bari boo ko waree nekk fii Amérique da ngay dem wut licence xam nga li ma wax ba pare da nga war a jàng boo jàngul duñ la jox dara mais Sénégal gars yi dañuy jóge fu nekk da ngay jógee xam nga ñenn ñi mbër yu ci bari réew maaw lañ jóge mosuñoo toog ci école xam nga li ma la wax saboté wu ma kenn mais xam nga Sénégal lépp ci désordre la nekk lépp ci désordre la nekk. non dañu bëgg rek réew mi baax dañu bëgg rek réew mi baax mais waxuñu dara lu bon dañu bëgg rek organisation bu baax. maanaam ñëpp mën a respecté lii ñu wax njëriñu réew mi ne pour suñu ay doom. pour seeni ay doom. jeex na tànn moo tax ñuy def parce que lii ñuy wax dañ ko gis fii ci dëkku tubaab yi. parce que fii moo tax ñuy wax loolu. gis nga man bu wax naa leen ni africains yi nekk ci àll bi ñoo leen mën a dimbali parce que dimbali du rek joxe xaalis. xel xam wax leen nu ñu def comme que ñoom dañuy yor xaay duñu xam xaay bi fu ñu ko war a def fañ ko war a dépenser ñu dépenser ko fa nga xam ne dara baaxu fa. te lépp lu ñu jox étranger yi pour ñu defar ko amuñu sax garantie il faut aussi exiger des garanties bu fekkee da ngeen ñu war a defal benn stade. soxla nañu garantie de peut-être 10 ans. oui parce que xaalis bu ñu leen di jox la il faut que mu am ordre. il faut que mu am ay contrôle est-ce que matériel bi ñuy jënd baax na parce que des fois sénégalais ñoom daal na stade bi kii pare rek. est-ce que matériel bañ fa def ak budget ba ñuy joxe est-ce que c'est la même des fois c'est pas vrai. matériel yi ñu jëndoo xam donc il faut que dëkk bi ordre di fa am man li may wax non il faut que vraiment sawaay il faut que sunu ñoom et puis man lu ma gën jaaxal ci ñoom ñëppay ñëw fii Amérique France fépp gis nañu trop gis nañu nan la dëkk di doxee dañu lépp de mais xam ñoo la ko gën a gis mais duñ ci dox duñ ci jëf xam nga dañuy ñëw li ci gën a grave mooy projet yi ñuy indi Sénégal yëpp ñoom am nañ ci pourcentage ba pare. oui allo. waaw. donc ma dem si waat rek ci point bi ma waxoon dëkk dafa war a am loi. dëgg. loolu na nga ci wax baax dëkk nit ñi dañu war di respecter loi. dëgg. et puis nga boole ci que ñuy amul xom doomu kii nga doomu lay ñëpp yam ci dëkk bii loolu boo ci wax na nga ci waxaat. incha allah dinaa ci wax dinaa wax lépp bu soobee yàlla. man moom li may def chaque jour mooy heure bu ma xëyee rek nee naa leen dama daan fo rek di waxantu nii mais ak ñu mel ne yow. xam nga li ma la ak yeneen doomu aadama yi dinañ tax ba dootuma noppi heure bu ma xëyee man sama liggéeyu bopp laa yor liggéeyalu ma benn nasaraan xam nga man bi ma ñëwee Amérique ba léegi sama liggéeyu bopp laay liggéey heure bu ma yeewootee xam nga balaa maa dem sama place jaayee wala dara ma toog am benn 2 heures de temps wala 3 heures de temps li may toog ci kër gi rek di xoole léegi nag xam nga sama jabar moo mujj defar studio sax ne ma heure boo xëyee da ngaa war a toog di wax. oui bon donc il faudra nga gën a concentré. incha allah vraiment réew ma il faut que ñu xool li nga
xam ne moo gën a utile te gouvernement bi jéem a góorgóorlu jéem a defar village yi quoi. village. looloo ci ëpp village ñu am courant am ndox am lu ñu lekk. am ay canalisation baax. investir assez ci éducation bi. xale yi mun a jàng. xam nga loolu dañ ko war a xeex quoi. loolu mooy dëgg de loolu mooy dëgg. loolu moom wax ci li ci sa xalaat wax ko ci quoi. waaw loolu laa bëgg laa ñu defar village yi et puis dugg ci àll bi di xool fu parce que même mës naa gis wetu Casamance. école bu nga xam ne ay ci la ka baraak regarde-moi ça nekk Sénégal. ah ñoom dañoo defe ne Dakar rek mooy Sénégal quoi. non Dakar rek du Sénégal fa ngande dañoo dugg ci àll bi di defar normalement village waaye dañ leen war a jox leen parce que ñoom ñoo leen di jox lu ñu lekk ñoo lay bay. dañu war a pegte baykat yi jox leen li ñu war a bay bu ñu xamul ñu jàngal leen bay. wan leen suuf si ñu. non dañoo xam ba pare sax ñoom kay ñooy dem jëndi seen organisation respecté leen jox leen li ñu war a am. mais mën daal vraiment fii baykat yi dañ leen respecté. torop dëkk bi ma nekk lu ñu laaj dañ leen koy jox. dëkk bi ma nekk yëpp ay baykat la yàpp ñoo lay jox carotte ñoo lay jox suma ñoo lay jox lépp ñoo la koy jox pour nga lekk. muy dëgg. donc ñooñu da ngeen war a jox li ñu bëgg pour ñu liggéey. muy dëgg. am ay assurance bu seen tool yi yàqoo ñu dimbali leen xam nga il faut mu am organisation quoi. muy dëgg. waaw ku loolu laa la bëggoon wax maa lay bàyyi nga boo amee jot nga wax si et puis saa yi mu amee jot rek naa la woo waxtaan si ak yow et puis bëgg naa beneen ñoom ñu wax ci affaire quoi jigéenu mbedd yi quoi dafa bari léegi Sénégal. loolu yëpp ñàkk rek la. ñàkk moo tax suñu xale yu jigéen ñi léegi boo demee Ndakaaru vraiment da ngay sax ruus quoi. parce que Dakar léegi li ci gën a garaaw sama benn xarit wax na ma ko bu fi ñëw commerçant la. may waxtaan ak moom rek may waxtaan ak moom li ma ko wax ma ne ko waa mais sa waay naka ponti beeg affaire yooyu mu ne ma laay sa waay de léegi Sénégal mu ne ma bu 4 heures jotee jëm 6 heures lii dugg ci biir dëkk bi moo ëpp sax liy génn dëkk bi parce que ñëpp. xoolal wallahi gis nga boo demee ay route Ngor Almadies ay biir Dakar mais dëkk bu boy mais nag ñooñu bu ñu demee ba ci def loolu am na lu tax ñu koy def. parce que amuñu dara seeni biir kër amuñu liggéey gouvernement joxu leen liggéey xam nga li ma wax bu ñu xëyee gis gouvernement ñuy dawali oto xam nga oto yu cher. xam nga li ma wax sol ñu def benn programme benn affaire bu nga xam ne dañ leen di woo di leen di waxtaan ak ñoom di leen laaj lan moo tax ñu def leen utal fu ñu jàngee wala utal leen fu ñu nekk motiver leen quoi maanaam doon mayaat leen chance xam naa ñu si bari xëy na dañoo amoon jëkkër ñu tas. wala ñii man daal je sais pas mais il faut que ça doit être un programme de social. moo ko war a def mooy toog waxtaan ak ñoom lu tax ñu koy def est-ce que bëgg ñu bàyyi lii jox leen beneen chance kooku gouvernement yi war nañ ci def benn parce que ñooñu suñu ay jigéen lañu. donc man ça me fait mal parce que vraiment da nga ciy gis jigéen ñu rafet. mais tubaab yi ñoo fa nekk donc loolu daal mais du coobare ko ci jigéen ñi quoi parce que kooku c'est un problème délicat. il faut nga jéem a comprendre lan moo tax ñi koy def. ba pare nag suñu gars yi tamit nañuy yërëm jigéen ñi quoi ñun ñi nekk ci àll bi. problème bi yëpp mooy da ngay gis Modou bu ne cëpp Sénégal yor xaalisam gis benn xale bu jongoma xamali ma la ci premier jour ñaari fan fekk mu am faram. xam nga nekk ak faram xam nga ñuy bëggante nga ñëw génne ay millions jox ko waa këram jënd ko xam nga séeg moom ñaari fan ñetti fan tukki bàyyi ko fa xam nga kooku lu muy def day delluwaat ci faram boobu
comprendre. Ouais, et puis loolu dafa dangereux parce que la population bu fekkee ni jigéen yooyu dañ fa bari mën nañ jox feebar population bi. damay dëgg. te boo fekkee da nga bëgg population bu wér njaflax il faut nga leen di protéger. même ñooñu buñ koy def dañu war a am seeni carte ñu leen di contrôler am benn loi bu strict buñ ci teg parce que sinon mën nañu contaminer population yi mën nañu gis benn kilifa bu ko def jóge fa def sol kawas dem ci ko jabaram jox ko te du ko yëg xam nga dafay indi dégâts. donc il faut que gouvernement bi jël ci ay mesures yu strict maanaam dimbali leen ba pare ñu koy def nag vraiment bëgguñu ko bàyyi am seeni carte obligatoire et chaque semaine wala non chaque 2 mois ñu dem def ay contrôle. fii chaque 15 jours da ngay dem nga def test. voilà je sais pas chaque 15 jours mais mu am benn système ñu am seeni carte même bu leen police contrôlé ñu wan ko seeni carte ñu jël carte bi oote bureau bi wax Fatoumata Ba ni ñu xool est-ce que ñëwoon na fa parce que lépp dafa war a nekk ci ordinateur bi. donc on peut voir que est-ce que def na contrôle bu fekkee def ko une fois 2 fois mën nañ ko yóbbu ko donc il faut ñu def dara daal maanaam pour mu am organisation. nañu continuer di wax rek. parce que donc ça c'est une organisation on peut le faire bureau la boo nga xam ne ay ordinateur ngeen yo dañuy ñëw foofu di inscrit ñi nga xam ne vraiment dañ ko war a def ñu ko defal leen ay genre carte comme genre carte kii banque la. mais day am benn kii quoi plus bon léegi buñ la ko joxee léegi bu fekkee ne policier bi jël na sa carte mu xool numéro bi 200 tant mu ootee si bureau bi ñu wax numéro bi ñu tapé ko xool sa tur bu génnee dinañu gis ni ñëwoon nga fa wala non donc yomb na organisation donc il faut que le gouvernement essaye de protéger la population les mettre en sécurité. C'est très important c'est pas que tabax ay kër yu rafet moo yor réew. non yorul réew. non ñoom dañu defoon ne yor oto bu rafet tabax gàlle bu rafet. toog sa kër. moo ne Serigne Touba Mbacké réew dafa. mais Modou yi loolu lañ lay wax sax. oui ah. Modou yi loolu lañ lay wax waaye sa waay daal boo demee Sénégal moom bu fa nekk di jéem a wax dara tabaxal sa kër takk ci jabar yi ñuy bisiwaat. non c'est pas ça xam nga c'est pas ça xam nga. ñu bari nag loolu rek a leen tax di tukki loolu kese bëgg nañoo am tur bëgg nañ nit ñi gis leen. réew ma daal war nañu jóg si def organisation comme sànq rek mais sa copain boobu mu wax. dëkk il faut mu am sécurité am organisation am loi. une loi que tout le monde doit le respecter. tout le monde doit respecter des lois. mais loolu mooy dëgg. loolu mooy dëkk sax. defar kaso yu mag. Amérique loo leen mënti waxal gis nga fii moom président Amérique fi mu toll nii moom ci boppam Donald Trump moom moo ne. bu démb doon tey du nekk président you know why because loi yi tegu ci kawam fi mu toll nii. oui parce que. dëkk moom mooy président mais fi mu toll nii man maa ko gën a féex parce que loi yi tegu ci kawam teguwul sax ci man. mais c'est vrai am na. démocratie benn affaire bu ma la bëgg a wax. muy impôt. non gars yi dañ ko fay. ci la ñu defar affaire yu pare. xam nga il faut que ñu même sax ku mën a joxe 200 francs xaalis la buñ ko xeeb. ku nga xam ne mënuloo sax mais boo mënee joxe 200 francs ñi ko mën a joxe parce que loolu ci lañu dimbalee école yi defaraat yenn affaires yi balekat yi ñu leen ci fay. ci la ñuy fay policier ci la ñuy fay ñëpp c'est pour la population c'est pour dëkk bi rek il faut que nag ñu leeralal ko. Sénégalais yi lan moo tax ngeen di fay impôt. policier leeral ko Sénégalais yi du leen dudul
pour réew mi rek. non mën na am wax nañ ko ba tàyyi mën na am wax nañ ko ba tàyyi ñu dégg ko mais waxuñu ko ci olof ci français lañ ko. voilà Sénégal nañ ko wax olof. olof yu leer nañ nit ñi xam li ñuy wax lan la. voilà wax leen ni lii ngeen di joxe ñaar fukk yi ngeen joxe. mooy defar école yi mooy leen. mooy ci la ñuy jëndal xale yi ay livre cahier ay affaire quoi mais xaalis boobu nag dafa war a am fa muy dugg mu leer nañ. fa muy dëgg. waaw il faut mu am fu mu dugg fu leer nañ. fa muy dëgg. donc loolu ñun ñëpp dañu même sax buñ ko defee même man ak yow ñi nekk fii sax ñun dañuy joxe. on peut mën nañ def benn genre bulletin de bu nga xam ne mën nga dem fii di ko fay muy dugg ci benn kees. ci benn banque. waaw loolu ñun sénégalais yëpp d'accord ci di ko fay chaque weer même bu dee 1000 francs même bu dee 5000 chaque sénégalais même bu dee 10 000 chaque sénégalais di ko fay chaque weer pour jàppale réew mi pour ñu mën ko dugal fa nga xam ne xale yi dañ ciy mën di jàng yenn affaire yi bu amee parce que réew il faut ñuy préparer wu. parce que même su fekkee ne suñu gouvernement ils sont pas capables assurer suñu sécurité bu lakk amee sapeur yi amuñu sax ay machines yu baax. non koy wax loolu. machine yu baax sax am ba pare man vraiment c'est Sénégal nit ñi gouverner booy def ko ça me fait mal sapeur lu nga xam ne dafay rey bu lakk amee. mais amuñu sax matériel yu baax. te normalement chaque at war nañu contrôler matériel bi ñu am ñoom ñëpp. surtout sapeur fii moom la ñu gën a fonk Amérique. voilà. sapeur muy militaire bi dem guerre marine police sapeur ñoom la ñu gën a respecté fii aux États-Unis. waaw mais parce que ñooñu dañu am parce que ñooñu mooy sécurité. parce que imagine-toi lakk nu mu grawee. nit ñi sax amuñu ba pare nag dem di tabax ay aéroport yu cher ay train yu cher man daal vraiment mais ça me fait mal au cœur. quand je vois ça parce que ñi dugg ci avion yi bariwuñu. population bi ñi ciy jël avion ñu si bëri duñu jël avion ñan ñoo koy jël quelques sénégalais comme ñun ak étrangers tubaab yi mais loolu vraiment c'est pas le grand problème des Sénégalais. Les problèmes des Sénégalais amuñu sécurité suñu école yi baaxuñu école yi baaxul sapeur yi baaxul mais suñu village yi dara new fa ah dëkk Dakar dafa serré dafa bëri nit pollution bi oto yi dañoo bëri saxaar dafay rey nit. ah yooyu kenn du ci wax quoi. Dakar bu tàngee nii ba nga génn ba oto yi taal seen gasoil yi. mais kay doo nooy. ça tue. kan dafa nooy. te Sénégal dañoo defe ne ñëpp war a yor oto na moteur bi di tàkk rek te oto bi baaxul. boo ko taalee saxaar si booy. non. oto yi ci bari ñu ngi daw waruñoo daw bu doon Amérique ñi ngi ci mbalit mi. voilà et même visite kii ko technique ah. ñëpp kay. benn moo am à Dakar benn imagine-toi benn moo am à Dakar Dakar nu mu ngandee benn visite technique man dama waaru oto yi dañ koy rang. Sénégal liggéeyuñu quoi waroon nañu am ñaar. ba ñett. mais am benn visite. oto yi dañ koy rang booy. loolu dafa ñaaw man bi ma ko gisee. gars yi dañuy fanaan foofu pour rek def visite kii technique léeg-léeg ñu gis oto yu nga xam ne waruñu daw. mais dafay daw. Sénégal mooy Sénégal. billahi bu ñu toppee la facilité la dëkk boobu ça va devenir grave ah. et puis la criminalité dina gën a yokk. yëpp mais nañuy wax rek nañu bañ a noppi rek man noonu laa ko gisee quoi yow naa la bàyyi nga noppalu man ma tegal gars yi tuuti. et puis dinaa la woo su ma kii su ma wàccee kii bi incha allah. non saa yoo amee ci rek defal sa émission waxal li nga bëgg a wax man yenn saa rek ba ma bëggee ma wax nga woo ma ok. incha allah thank you. jaaw thank you.